Règles concernant les informations incorrectes. asalaamaaleykum wa rahmatullah waa communauté Galsen Tube maa ngi leen nuyu di leen ziar j'espère que yéen a ngi si jàmm bu baax alhamdulilah vidéo bi nag dañuy ñëw ci règlement bi nga xam ni moo jëm ci information incorrecte nag dafa yaatu bu ñu ko tënkoon rek mën nañ ñi mooy règlement bi nga xam ni moo jëm ci li nga xam ni lépp loo xam ni da koy def ci vidéo wala muy def ko ci YouTube te mu nekk loo xamante ni maanaam fen la du dëgg waaw loolu information incorrecte la léegi nag mën na nekk loo xam ni nit ki da ko wax mën na nekk loo xam ni nit ki da ko wane parce que nit ki mën na wane image boo xamante ni maanaam information incorrecte la fen la ci jublu wala jaxase wala yàq la ci jublu nit ki mën na koo wax tamit voilà yooyu yëpp day dugg ci information incorrecte parce que YouTube li tax mu siy jël mu def ci ay règlement parce que information incorrecte des fois mën na pousse ay nit ba ñu jëf-jëf joo xam ne après bi su ñu yëgee ni information ba taxoon ñu def wérul ay réccu moo ciy mujj loolu tax YouTube bëggul nag kuy dugal information incorrecte yoo xam ne daal tegul ci dëgg rawatina koo xam ne dugal bi ñu koy dugal pour yàq nit la wala pour manipuler ay nit. YouTube interdit certains types d'informations fausses, trompeuses ou manipulées lorsqu'elles peuvent provoquer des conséquences graves dans le monde réel. YouTube ne tere na bépp xeetu information boo xamante ni information bu dul dëgg la boo xam ni information buy naxaate la information buy manipuler nit ñi la rawatina mu mën leen a yóbbu ci ñu def ay jéeya ci li nga xamante ni mooy dund gi dëggantaan parce que internet la information ba nekk mais ñu utiliser ko ci dund gi nii def ci ay jéeya bépp xeetu information boo xam ni dafa mën a indi lu mel noonu YouTube tere na ko dugal ci plateforme moo xam nag mu nekk vidéo moo xam mu nekk li nga xam ne mooy image wala mu nekk li nga xam ne moom mooy texte. L'objectif de cette règle est de protéger les utilisateurs contre la désinformation susceptible de causer des préjudices importants à des individus, à des communautés ou à la société dans son ensemble. YouTube ne li mu jublu ci loolu nag moom mooy pour sàmm ñi nga xamante ni ñu ngi ci YouTube di seetaan ay vidéo wala ñuy xool ay post wala ñuy lire ay texte ñooñu la bëgg a sàmm ba nga xamante ni maanaam kenn du leen jox information boo xam ni mën na leen a yàqal wala mu pousse leen ñu yàqal nit moo xam benn nit la moo xam groupe nit la moo xam nit ñu bëri comme am réew nga joxe information boo xam ni mën na indi jéyee ci benn réew. Concrètement, vous ne pouvez pas publier de contenu qui diffuse volontairement des informations fausses pouvant induire les spectateurs en erreur sur des sujets importants ou sensibles. YouTube ne kenn amul droit publier ci YouTube information boo xamante ni da nga tey ko mu nekk information boo xam ni maanaam dafay juumloo nit ñi comme li ma wax sànq nga dugal information boo xam ni nit ñi mën nañ cee sukkandi def ay jéeya rawatina mu nekk ci sujet boo xam ni dafa sensible comme lu jëm ci ay xeet lu jëm ci ay diine ak yu mel noonu nga xam ni dafa sensible kenn amul droit dugal ci information boo xam ni wérul. La plateforme interdit notamment les contenus qui fournissent de fausses informations concernant des procédures officielles, des événements publics ou des démarches administratives, lorsque ces informations peuvent empêcher les personnes concernées de participer correctement à ces processus. ay information yoo xam ni information yu tegul ci dëgg la rawatina mu nekk information yoo xam ne pour contourner ay procédure la maanaam mbir mi su tegee ci yoon nii lañ ko war a defee yow nga ñëw waxee ay contournement yoo xam ne mën nañ cee jaar ba def ko te loolu ñàkk a tege ci dëgg loolu tam YouTube tere na ko mën naa nekk loo xam ne ci administration la jëm comme am loo xam ne ci administration bi nii la tëddee yow nga ñëw joxe information bi na leen noo xam ni dëppoowul ak mbir mi noonu nga xamante ni noonu lañ ciy jote rawatina nag mu nekk loo xam ni information boo xam ne boo ko joxee day tax nit ñi loolu nga xam ne daa am yoon bu ñu waroon a topp pour mën koo ut wala ñu mën koo am wala mën cee jot yow nga jox leen information boo xam ne tegul ci dëgg ba tax loolu pour ñu jot ci moom ay jafe-jafe. YouTube interdit également les contenus manipulés à l'aide de technologies permettant de falsifier la réalité. YouTube bi yokku ci tamit ne tere na tam képp koo xam ne da ngay joxe information incorrecte rawatina koo xam ne da nga utiliser technologie bi pour maanaam joxe information yoo xamante ne information yi du dëgg mais nit ñi mën nañoo ñàkk xam du dëgg parce que da ngaa manipuler réalité bi loolu nag outil IA yi da ciy dugg par exemple tey nga utiliser outil IA maanaam def loo nit ki loo xamante ni ci temps normal nit ki logiqueul mu ngi def loolu yow nga bëgg réerloo nit ñi bëgg leen a juumloo fexe utiliser outil IA yi wala ni nit ki moo def lii wala moo wax lii ba nit ñi gëm ko nga mën leen induire en erreur fekk technologie nga utiliser loolu tam YouTube tere na ko. Cela inclut les vidéos truquées, les montages trompeurs, les faux sous-titres ou les contenus modifiés numériquement dans le but de faire croire qu'une personne a dit ou fait quelque chose qu'elle n'a jamais dit ou fait. YouTube ne bokk na ci loolu lii nga xamante ni moom mooy ay vidéo yoo xam ni da nga koo truqué ay vidéo yoo xam ni da nga koo defar mais defar bi nga ko defar lépp da nga koo truqué pour nax nit ñi wala nga def ay montage yoo xam ni da nga koo def pour nax nit ñi wala nga def ay sous-titres yoo xam ni information yi nga ci def pour nax nit ñi la wala nga def ay contenu yoo xam ni da nga koo modifié numériquement comme li ma waxoon sànq jël ay photo nit wala ay image nit modifié ko
ba nga xamante ni mën naa nax ñu bëri ñu defe ne nit ki moo def loolu exemple bu simple rek mu mel nga jëloon na image président bi jël photom dem jël voix am dem cloné ko jël image am ñëw mu toog di def benn discours te fekk discours boobu moom defu ko mu wax ci discours boobu loo xam ni ñi nga xam ne xamuñu ni moom la nga defar ko defar bu jaar yoon ñoo ñëpp mu nax leen fekk na moom musul wax loolu yu mel noonu tam ñu bàyyi ko xel. Par exemple, créer une vidéo modifiée pour faire croire qu'un responsable politique est décédé. YouTube ne bokk na ci exemple yi tamit mi ngi mel ni nga defar vidéo boo xam ni maanaam da nga cee def mel ni benn politicien wala dafa jël exemple rek benn politicien mais mën na nekk kilifa diine mën na nekk ku siiw et cetera koo xam ne da ngaa def ci vidéo bi mel ni daa dee comprendre ba ñu bëri bu ñu gisee vidéo bi defee ni kooku dëggantaan dafa dee te ñoo ko yëgul fekk na waa ji deewul mais yow yaa ko bëgg rey te deewul voilà. Qu'un événement dramatique s'est produit ou qu'une déclaration officielle a été faite alors que ce n'est pas le cas constitue une violation du règlement. wala nga def vidéo boo xam ni dafa mel ni benn jéyee dafa xew fenn fekk na vidéo bi yaa ko créé ak outil IA yi te fekk loolu yëpp maanaam dara amu si moo xam nag mu nekk tam déclaration wala yu demee noonu loolu kenn ku ne nga bàyyi xel ni soo ko defee jalgati nga règlement YouTube yi bu ngeen fàttale ko ci ginnaaw am na benn booy burkinabé bu defaloon ay vidéo IA yoo xam ni da cee def mel ni dafa am benn haut gradé ci armée française bu jug ne dafay def coup d'état mu defar image tellement ba ñu bëri si da leen trompé parce que waaj da ko defar ba ay journalistes ñëw di laaj waa ji ne non dañuy daane régime Macron bi ndaxte régime bi dafa corrompu nangam ñu wane si ginnaaw ay chars de combat Paris mel ni luy tàkk ak loolu mu defar bu professionnel te loolu ñu bëri ñoo xam ne liggéeyuñ ci internet liggéeyuñ ci outil IA yi suñ ko gisee dañuy gaaw defe ne loolu dafa am dëggantaan France dafa am coup d'état fekk na booy bi moom moo créé loolu lu mu leen yéene rek la defar ci outil IA yi lu mel noonu tam ñu bàyyi xel kenn amul droit defar ko di ko publier. Une vidéo filmée plusieurs années auparavant ne doit pas être présentée comme une actualité récente si cela risque d'induire le public en erreur. YouTube ne bépp vidéo boo xam ne vidéo bu yàgg la wala xew-xew boo xam ne daa yàgg la waroo koo jëlaat defaraat ko ba mu mel ne lu bees lu xew léegi la nga xam ne nit ñi bu ñu koy seetaan mën na leen a nax wala mu réerloo leen ñu defee ne événement bu xew nii tey la fekk na loolu ay at ci ginnaaw la xewoon yow nga jël image bi actualiser ko modifier ko ba mu mel ni léegi la xew loolu YouTube tere na képp koo xam da ngay def loolu di ko dugal ci biir YouTube. Les contenus utilisant de fausses images, de faux témoignages ou des séquences sorties de leur contexte pour manipuler l'opinion publique peuvent également être supprimés lorsqu'ils présentent un risque sérieux de préjudice. YouTube tam ni bépp contenu boo xamante ni contenu bu dul dëgg la moo xam image la wala ay témoignages wala ngay dem ci dara moo xam émission bu amoon wala film wala dara nga dagg ci partie bu ndaw utiliser ko ci beneen contexte maanaam modifier ko monter ko pour manipuler li nga xam ne mooy nit ñi opinion publique nga manipuler leen ba ñoom duñu xam ni lii lu xewoon faneen la mais nga indi ko mel ni léegi la xaw mi ngi mel ni benn manifestation par exemple amul ay nit ñi bariwuñu yow nga dem jël manifestation bu yàgg bu amoon ci même bërëb bi monter ko noo xamante ni nit ñi dañuy defe ne manifestation démb bi ay junni ni defe ne fekk manifestation bi téeméeri te nekkuñu ko mais yow yaa dem jëli lu passé ñëw monter waat ko pour nax nit ñi ci li nga xamante ne lu bees la lu mel noonu ñu bàyyi xel YouTube mën na jël supprimer vidéo mën na supprimer chaîne bis bu xamee da nga manipuler information pour ndax nit ñi rawatina bu nekkee loo xam nag maanaam YouTube gis na ni risque bi ci nekk dafa rëy parce que léeg-léeg politiciens yi ak ñi ànd ak ñoom seen farandoo yi dañuy def loolu dañuy am manqué gu toll ni ay doomu aadama jaral leen ñuy manipuler ay images pour di manipuler masse bi pour di manipuler nit ñu bëree bëri pour nit ñooñu jëm ñoom côté bi ñu gisee kenn ku ne am nga droit nag gisee côté bu la neexee waaye amoo droit forcer nit ñi ñu gisee comme ni nga gisee da ngay bàyyi nit ñi seen liberté boo leen waxee li nga leen di wax daal bàyyi leen seen liberté ñu tànn mais dafa am ñoo xam nag nu ñu gisee rek dañuy bëgg ñëpp gisee ko te àdduna mën na doxee noonu ñooñu nag ñooy manipuler image yooyu te yooyu loo xam ne lu danger la ci am penc. Cependant, certaines exceptions existent. Les contenus éducatifs, documentaires, scientifiques, journalistiques ou artistiques peuvent être autorisés lorsqu'ils apportent suffisamment de contexte et qu'ils ont pour objectif d'expliquer, d'analyser, de dénoncer ou de réfuter une information incorrecte. YouTube nag ni waaye telewul am na ay exception yoo xam ne da ciy am muy exception yi mooy comme yi muy lim nii muy li nga xam ne mooy contenu boo xam ne dañ cee jublu jàngale maanaam nga jël ay information yoo xam ne incorrect la yuñ def nga jël ko pour sensibiliser nit ñi utiliser ko tam pour wan leen ko pour sensibiliser YouTube mën na comprendre ne jàngale moo tax wala mu nekk loo xam ne da nga koo def pour documentaire booy def di def documentaire ci ñi nga xamante ni dañuy utiliser internet di tromper ay nit wala mu nekk étude scientifique boo xam ne def nañ ko ci wala mu nekk loo xam ne dans le cadre journalistique la loo xam ne ay journalistes ñoo ciy def ay émission wala yu mel noonu wala loo xam ne ay artistes ñooy def art pour critiquer loolu parce que art gars yi bari na li ñuy def ay théâtre yoo xam ne dañ ciy critiquer wala ay peinture wala ay tableau yoo xam dañ ciy critiquer yenn affaires yi am société bi lu mel noonu nag YouTube mën na ko autoriser
bu fekkee ni gis na ni génnewuñ ko contexte bi mais dafa yem rek ci yee nit ñi pour ñuy moytu loolu su boobaa YouTube mën na koo bàyyi mu jàll sans mu bañ am benn problème mais bu dee nag YouTube dafa gis ni da nga bëgg a utiliser loolu mais pour manipuler nit ñi mais mel ni da ngay defar documentaire wala da ngay joxe information wala yu demee noonu YouTube mën na koo supprimer. YouTube autorise également l'expression d'opinions personnelles, à condition que ces opinions ne reposent pas sur des contenus trompeurs interdits par le règlement et qu'elles ne contribuent pas à diffuser des informations mensongères susceptibles de causer un préjudice important. YouTube nag exemple mi ngi mel ni koo xam dafa defar benn vidéo boo xamante ni maanaam daf ciy démontrer ñi nga xam ni comme par exemple day des fois benn vidéo day tas ci internet vidéo bi ma leen wax sànq nga xamante ni dañoo def mel ni benn général dafa def coup d'état France après télé France am na ñoo xam dañoo jël vidéo bi di ci def analyse di wane nan la ñuy manipuler image bi et cetera wala lenn am ñu jël contexte dagg ba lenn la xewoon beneen dëkk indi ko monté ko ba mel ni moo xew dëkk bële comme Iran manifestation yi ñu doon wane ni am na fa ñu jëloon manifestation yu am yeneen dëkk américains yi monté ko ba mel ni manifestation yooyu Iran la amee yu mel noonu nag journaliste yi des fois ñu wane ko di décortiquer di wane image d'origine bi fañ ko jëlee ak niñ ko manipuler ak liñ ci dagg ak liñ ci dindi yu mel noonu tam YouTube da koy tolérer parce que loolu dafay sensibiliser maanaam public bi pour wan leen ni lii du dëgg ay naxaate la pour ñu bañ cee sukkandiku pour mën a def ay réactions yoo xam ne dañ koy réccu lu mel noonu YouTube mën na ko bàyyi mu jàll. Par exemple, une vidéo qui démonte une fausse information, qui explique comment une manipulation a été réalisée ou qui sensibilise les spectateurs au danger de la désinformation peut être autorisée. YouTube ne moom autorisé na képp koo xam nag da ngay joxe sa xalaat voilà dara am nga ciy joxe sa xalaat fii ak sa xalaat boobu rek nekkul loo xam ne ay sos da cee nekk wala ngay ci manipuler nit ñi YouTube loolu amul benn problème mais bu fekkee ne da ngay joxe sa xalaat mais ci biir xalaat boobu nga dugal ci loo xam ne information yuy trompé waate la pour nax opinion bi pour jëmale leen fenn bu boobaa dootul nekk joxe sa xalaat kese mais loolu dafay dugg ci contenu nga xam ne contenu trompeur la. En résumé, si votre contenu utilise des informations fausses, des montages trompeurs, des vidéos manipulées ou des événements présentés hors contexte dans le but de tromper le public et de provoquer des conséquences négatives dans le monde réel, il risque d'être supprimé. YouTube nag ne ci tënk su fekkee ne yow da nga dugal benn contenu YouTube contenu na nga dégg ci moo xam ne vidéo la moo xam miniature la moo xam image boo posté onglet communauté la moo xam texte boo def ci sa description la moo xam texte boo publier ci onglet communauté la loolu yëpp maanaam dafay dugg ci contenu su fekkee contenu bi maanaam da nga ci def information yoo xam ne du dëgg wala nga def ci montage yoo xam ne day naxaate du dëgg yaa ngi ci jublu tromper nit ñi pour jëloo leen ay décisions yoo xam ne mën na garaaw wala nga def ay vidéo yoo xam ne maanaam da nga ci manipuler li nga xam ne ay événements yoo xam ne dafa xew nga manipuler ko boo wanee ko naneen comprendre nga noo xamante ni mën na indi ay jeexi jaaxa ci xelu nit ñi da nga leen bëgg a nax bëgg a tromper public bi te loolu mën na indi ay conséquences yoo xam ni ay jëye lay nekk ci dundu gi normal maanaam nga utiliser internet joxe fausse information nga tromper nit ñu bari nit ñooñu jóg di xuloo ko xeexoo fekk yow yaa ko joxe te li nga joxe dara du ci dëgg koo xam ne da nga def lu mel noonu nag moom ci tënk YouTube nee na yaa ngi risqué mu supprimer sa vidéo si mën na ba jëm nag ci supprimer vidéo bi mën na gis loolu garaaw na benn garaaw bi mu supprimer chaîne bi ci boppam. Avant de publier, assurez-vous toujours que vos informations sont exactes, vérifiables et présentées de manière honnête et transparente. YouTube nag ne kon li muy dénkaane mooy képp koy publier vidéo ci YouTube wala ngay publier contenu ci YouTube jéemal bala nga koy publier jéemal fexe ba mu wóor la ni sa vidéo bi ngay publier wala contenu bi ngay publier information yi ci nekk information yu wér la information yoo xam ne vérifier nga ko bu baax ba du indil nit ñi benn lor wala benn jëya information yoo xam ne yu honnête la su fekkee loolu mënoo koo garanti nga bañ a publier vidéo bi ci YouTube moo gën kon loolu moo nekkoon li nga xamante ni mooy règlement bi nga xam ni moom moo jëm ci contenu information incorrecte ngeen bàyyi xel bu baax nag règlement yi doonte da ngeen di gis ay nit ñu koy jalgati biir YouTube su ngeen bëggee yéen liggéey ci YouTube liggéey bu am avenir ci long terme te du ngeen am benn jafe-jafe ak YouTube respecté leen règlement yi képp koo xam ne respecté wul règlement yi question de temps la mais bis dina ñëw YouTube dina def vérification dina gis ne respecté woo règlement yi te règlement bi dina dal sa kaw bu boobaa tam da ngay xult rek fekk na yaa respecté wu loolu règlement yi vidéo yi tam ñuy def ci règlement yi dañoo jël temps bu bëri def ko gratuitement fayeekuñ ci dara def ko publiquement ci chaîne bi loolu li ñu ci jublu mooy képp koo xam da nga nekk youtubeur nga mën a comprendre règlement bi soxlul ngay dégg français pour comprendre ku déglu vidéo yi ñuy def loo ci déglu benn yoon rek xam nga ne lii YouTube bëgg ko wala lii bëgg na ko vidéo booy defati boo ko seetaanee di nga xam ndax am na lu ñuy tere wala amul lu ñuy tere soo amee lu ñuy tere partie boobu nga dindi ko su fekkee tere wuñ ci dara nga publier jeex na vidéo boobu mën na nekk si YouTube fii ba YouTube di continuer exister bu doon 100 ans la mën na fa nekk 100 ans doom benn jafe-jafe te yaakaar naa loolu mooy xel liggéey boo xam ni long terme lay nekk nga bañ a def chaîne boo xam ni da nga koy defar sonn ci mu am 3 mois 6 mois 1 an ñu supprimer ko wala te bañ koy supprimer fekk yaa ngi dem bay commencer gagner lu am solo loolu yaakaar naa amul njëriñ li gën mooy même booy gagner tuuti nga gagner ko fukki at
moo gën nga gagné lu bëri gagné ko benn weer wala ñaari weer kon ñu ngi leen jox rendez-vous vidéo bi di ñëw incha allah jërëjëf. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.